mbokk yi dal leen jàmm ci suñu jotaay le point corona xaw nañoo yéex a tàmbali waaye ñu ciy jéggalu yitte la woon rek ak programme yi koor gi ni mu demee ni ñu tegloowee waaye yooyu yëpp ñu ngi koy arrangé pour respecter suñu heure bi nga xamante ni jàpp leen ko 16h30 bi ñu nekkoon ci la ñuy des ñuy am mbégte di fi ñëwaat ak yéen fas yéene jëmale suñu waxtaan ci jàngat lépp loo xam ne ci suñu dundin la aju ci feebar bi nga xam ne mu ngi fi Sénégal depuis le 2 mars feebaru coronavirus Covid-19 mu ngi dugg Sénégal le 2 mars boobaak léegi tey waa Kër Docteur defati nañ le point xam le ni juróom-ñaari téeméeri nit ak fanweer ak juróom-benn ñoom la doomu jàngoro ji jot a dugg ci biir réew mi waaye sant yàlla am na ci ñu bari ñoo xam ne wér nañu seen lim toll na ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ñi wér waaye nag fan yu mujj yi limu ñi nga xamante ni nii ñoom la feebar bi di feeñ ci ñoom te muy ay wàlle yu bees xaw naa takku tey juróom benn fukki nit ak ñeent ñu bees ñoo yokk ci lim bi fi nekkoon ba toll ci ñeenti téeméeri nit ak ñeent fukk ak ñaar yoo xam ne waa Kër Docteur ñu ngi leen di toppatoo doomu jàngoro ji nekk ci ñoom ñu leen di fàttaliwaat rek ne jàngoro ji li ciy musal nit ku ne mën na ko aajiwul ci borom daraja nga aajiwul ci poos bu diis aajiwul ci borom màqaama dañuy ne nañuy set bu ñu génnee balaa ñoo dugg ci kër yi raxasuwaat lu ñu yoroon ci suñu loxo ci doomu jàngoro bu ñu raxasoo mu deñ ñu wax ni it nañu wàññi saafonte bi yitte yu bari yi bu ñu ci barilee ay yitte ci bés bi ñu dajale ko dox ko benn yoon delluwaat ci kër gi wàññi duggante bi wàññi saafonte bi wàññi yitte yi ci biti couvre-feu moom moo fi nekk boobu ba léegi génn guddi gi jeex na donc loolu bu ñu ci saxee yàlla mën nañoo suturaal yëf yi bu jeexul it wàññeeku ndax fan yi dafa taqarnaase wax dëgg fa yàlla rawatina nag cas communautaire yi nga xam ne moom la ñu ne ñi ko am xamuñu fu ñu ko jëlee te mënuñoo natt kan ak kan la ñu ko wàll retracé ko jafe na te loolu moo doy jaaxle ci waa Kër Docteur ñu ñëwati tey di fi dalal ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla gëm nañu ni bu ñu fi jógee nit ñi dinañ ci jëlee njariñ ndax njàqare gi ñu nekkee du faju tubaab tey ci Covid-19 yi ndax bu doon fajum tubaab la feebar bi xëy na fa mu tàmbalee fa lay yem ndax Chine ga mu tàmbalee ëpp na leen doole dem ci réewi tugal yi ci Europe la mu fay def ci limu nit ñoo xamante ni nii ñàkk nañu seen bakkan defe naa ni jaratu sax ñu koy lim ndax France mu ngi ci 22000 nit yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan Sénégal juróom-ñetti nit ñoo fi wàññeekoo gum bari na gaa waaye nag ñu koy sant yàlla juróom-ñeenti nit ñoo ñàkk seen bakkan te it li ci waa Kër Docteur yokk mooy nit ñaa ngi xaw a sàggan ba feebar bi di leen dugg ñuy toog ci seen kër du ñu yëglu am na ñetti nit ñoo xamante ne nii deeweewuñu hôpital loolu it jar nay bàyyi xel ndax nit loolu ne yàgg na yàgg ci kër gi xëy na nga gën a yokk sa potentiel wàll sa waa kër wàll ñeneen kon ku yëg sa yaram lu mel ni li ñu wax muy soj muy sëqat bu bari yaramu tàng ak yeneen soo wootee ci numéro yi 800 00 50 50 waa Kër Docteur danañ la gindi ba xam lu la dal te loolu mooy musal askan wi muccal ñu ñun ñëpp ndax suñu initiative individuelle bi ñuy muccal bu ñu ko dajalee mooy la somme askan wi yëpp mucc ma mbégte di fi dalal suma ay gan ci sama ndeyjoor Alioune Dior Fall professeur pharmacognosie Alioune dalal jàmm. asalaamaaleykum Ablaye maa ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu itam mboolem téléspectateur yi ñuy seetaan jërëjëf. feggoog yow ci waxtaan wi Mathieu Guèye Mathieu damay njëkk a jéggalu ndax yow xat-xati xamoon nañu ko waxoon nga ñu ko waaye nag tardement bi am na waaye may nga ñu ko toog ak ñun Mathieu Guèye di directeur de recherche chef département botanique ci IFAN Cheikh Anta Diop botanique nag boo ko déggee danañ ci ñëwaat léegi Mathieu dalal jàmm. maa ngi lay nuyu Abdoulaye Cissé di la sant ci invitation bi. di nuyu it suñu téléspectateurs yi di ñu déglu di ñu seetaan. Mathieu suñu émission tey dañu ko bàkkee ci loo xam ne nii dafa jëm ci baat bu gàtt rek fajum cosaan ndax fajum cosaan dañoo jàpp ni mooy jëm lépp loo xamante ni nii ci gàncax la. garab guy jóge ci gàncax te xëy na demagul ci transformation industrielle bi fan yi it kàddu jib président de la république yëkkati ko jëm ci garab bu ñu ne feeñee na Madagascar ñu koy wax artémisia
ñu bari jàpp ni it am na succès ndax tey am na réew yu bari yoo xam ne bëgg nañ ko jël président de la République nee na commandé na ci wàllam sax pour ñu dugal ko ci circuit bi ci faj mi. Mathieu, boo jàppee garab ni nga xam ne noonu lay fajee ci àdduna ban proportion la garab bi nga xam ne ni mooy garab bu fini yan proportion la ñu am ci loo xam ne ni ci gàncax lay jóge est-ce que xam nañu ko. lu ñuy fajee ci àdduna bi lu ci jóge ci gàncax bari na trop maanaam boo jëlee 40% ci garab yu ñuy jaay pratiquement 40% yi yëpp ci garab lay soqeekoo balaa ñuy dem ci synthèse nga jël garab yu ñu faral di gën a utiliser boo jëlee 3/4 yi ñu ngi jóge ci xam-xamu cosaan ci niñ ko doon maam yi di ko doon utiliser ca cosaan ca réew bu mu nekk ci lañ ci gëstu ba mën a génne garab yooyu ñuy faj. Mathieu, dafa di ba may des ak yow ba fi mu toll nii Sénégal ban potentiel la am ci li nga xam ne nii mooy garab yu ñu ne dina fi sax te xëy na njariñ mën cee jóge ci lu ñuy fajee est-ce que bu doon par exemple domaine ressource naturelle pétrole la xam nañu lu ñu am beneen ressource boo ko jëloon or dina xam lu ñu am est-ce que ci wàllu gàncax Sénégal am na potentiel bu yaatu boo xam ne mënuñ ko développer pour garab di ci faj. am nañ ko maanaam boo xaymaa lu ñu am ci garab Sénégal ñu ngi estimer ko à peu près 3500 plantes 3500 façon gu garab yu bokkul ci 3500 yooyu 2500 mooy yu ñuy wax garab yu mag yi boo jëlee ci garab yu mag yooyu am nañ ci juróom-benni téeméer 600 plantes ci gëstu yu ñu def ak ñeneen ñi ko def avant ñu boo xaymaa yépp ñoom lu ñu def à peu près am nañ 600 plantes médicinales au Sénégal te estimation boobu yaakaar naa dina yokku parce que bu ñu continuer di gëstu di dem ci àll bi di gis ñu dundee ci àll bi ñuy jëriñoo garab yooyu leer na ma ne dinañ gis yeneen garab yu bees yu ñu yaakaaroon ne duñu faj te dañuy faj moo tax it ñu ne estimation bi tey mën nañ wax ne am nañ 600 plantes médicinales li ci des mooy ñu gën a gëstu te leer na ma ne bu ñu gënee gëstu dina yokk. Mathieu Gueye dinañu ñëwaat léegi ma wëlbati ko ci Alioune Dior Fall professeur pharmacognosie Alioune pharmacognosie mooy dañuy gëstu garab yi nga xam ne day faj te jóge ci gàncax defe naa ni foofu la gëstu bi gën a dem potentiel bi fii ci Sénégal mën nañ ko natt. waaw si wàllu garab yi nga xam ne dañuy faj comme ni ko mbokk yi Mathieu waxee léegi bëri na ay garab lool yiy faj ci Sénégal te mu des nag ñun est-ce que ñun conscient nañ si potentialité boobu Sénégal moom la Sénégal am wala conscient wuñu si maintenant buñ ci conscient woon dinañ investir bu baax ci wàllu recherche jëm ci garab yooyu parce que am na ci dëgg-dëgg garab yoo xam ne gëstu nañ ci ñoom yi wane dëgg-dëgg am nañu ay effet ci yenn pathologie yi par exemple suñu labo ñu ngi jaay benn sirop ngeer ñëpp xam nañu soj dañuy utiliser ngeer pour faj soj mais sirop ngeer bi ñu ko jox ñëpp ñi nga xam testé nañ ko wax nañ ni gis nañ ci njariñ mais lan mooy tere état bi investir les moyens indi moyens yi nga xam ne moom moo doy pour ñun ñu gën a yokk gëstu yi nga xam ne ñu koy def ci garab yi gën ko mën a mettre à la disposition de la population sénégalaise parce que day nekk loo xamante ne suñu biir kese lay nekk suñu biir lay juddoo suñu biir itam lay dellu. Alioune Dior Fall baax na ñu taxaw ci wàll boobu bu ñuy wax fajum garab yi ak gëstu bi ay universitaire ngeen. baax na ñu xàjjale gëstu bi nga xam ne nii c'est scientifique ak li nga xam ne nii moom lañ gën a xamee ci maaman c'est-à-dire jàpp ni lu ma donn la ci sama maam maa xam xas mi li lay faj xànc bi lii lay faj mais yéen ci seen wàllu bopp gëstu la ci wàllu science la. effectivement gëstu la ci wàllu science mais damay wax ni tamit ci cosaan bi lay njëkk delloo parce que ñu njëkk def ay enquêtes ci population yi par exemple ñu ne paludisme est-ce que nit ñi xam nañ ay garab yu koy faj. sibiru waaw sibiru bu ñu joxee ay garab day ñëw ci laboratoire ñu testé ko jël doomu jàngoro bi jël extrait maanaam génnee plante yooyu teg leen en contact xool ndax garab yooyu effectivement gàncax ndax effectivement mun nañ rey doomu jàngoro ju pas donc pathologie yu bëri na ay études yoo xam ne def nañ ko si par exemple bu dee par exemple diabète am na ay garab yoo xamante ne gëstu nañu ci niveau département de pharmacie de manière générale yu wone ni am na ay garab yoo xam ne mun nañu wàññi taux suukar bi ci deretu doomu aadama quelquefois sax garab yooyu yi jóge ci gàncax yi
effet bi ñuy produire day xaw a jege effet bi nga xam moom la médicament yi ñuy jaay ci pharmacie yi di mais Alioune ak diabète li muy def ci réew mi li muy sonalee nit nga ne am na gàncax yoo xam ne nii c'est prouvé que mën naa agir te gis nga ñi am diabète type 1 type 2 ak yeneen yi ku ñu ci ne da ngay war a pikiiru sax daanaka nga am ci dégg-dégg boo xam ne mën nga cee saalit bu pexe yi nekkee ci garab gi lan mooy problème bi ba mënuñu cee dem xuus ci bu baax. waaw xam nga mooy dellu comme ni wax léegi ci wàllu moyen. par exemple bu dee cadre diabète bi am naa sama benn naataango ma koy nuyu professeur Gata Yorosi. moom liggéey na bu baax ci wàllu les plantes antidiabétiques ma xam moom foofu la gën a jublu gëstoom mais am na garab yu bëri yu mu wone ni am nañ ay effet antidiabétique pour mun a dimi dama wax ne nag garab bi dañuy faj diabète parce que loolu amul. diabète maladie chronique la waaw kenn mënu ko faj. boo xam ne da ngay dund ak moom ba da ngay dund ak moom ba kii. mais nag ngay def ba taux suukar bu nga di ko wàccee am na ay garab yu nekk fii Sénégal yu ko mun te loolu scientifiquement wane nañ ko léegi li ci des mooy xam nga ñun dañuy gëstu rek mais du ñun ñoo jël suñu xaalis pour teg ay médicaments sur le marché te ñun tam ñooy teg législation état bi moo ko war a teg législation yu leer yi favoriser la mise en place de médicaments li ñuy wax médicaments traditionnels améliorés ñun foofu lañ leen di xaare nu ñuy fexe ba facilité ñun gëstu ñuy def suñu askan mun ko jëfandikoo te loolu dañu gis ne dafa des bu baax a baax. mais ci wàllu exploitation bi est-ce que dafa yem ci rek gis ci garab bi xas mi xànc bi xob yi wala dafa am transformation boo xam ne ala kulli xaal moo cay am ba pare. ñu door ko mën a jëfandikoo ndax léeg-léeg ñu gis nit jël xob xooj ko naan ko ndax noonu lay amee effet am na yu amee noonu effet wala déet. waaw boo ko jëlee noonu mun na amee noonu effet mais quand même pour faciliter nit ki ni mu koy jëlee mun nañ ko transformer wax naa la léegi par exemple sirop de ngeer bi au lieu que nga dem saa yoo sojee du saa yoo sojee di nga am xobu ngeer bi mais sirop bu nga ko am nga denc sa kër su kenn sojee da ngay dajee rek jox ko ay cuillère mu naan ko donc am na yenn formulation yu mun a def yoo xam ne dina mun a faciliter usage yu plante médicinale yi si suñu dëkk. Mathieu Guèye. chef waaw dama di est-ce que garab yi nga xam ne nii ñoo fi nekk. garab la yu ñu donoo ci maam yu fi nekkoon wala ci cadre recherche bi. mun ngeen arrivé ci améliorer gis ay garab yu bees yoo xam ne amu fi woon ñu dugal ko fi introduire ko di ko cultiver. naka la culture garab di demee fii ci biir réew mi. waaw balaa may tontu sa question bi damay dëgëral lu mu wax léegi balaa ngay def recherche laboratoire ci plante médicinale yi terrain bi la d'abord. il faut que wàcc ci àll bi toog ak ñi dëkk ci àll bi ji ko jëriñoo ñoo xam garab bi ñoo lay wax bii lañ koy jëriñoo données yi ngay jëlee foofu ci àll bi moom loolu la ñuy def. buñ ci gëstoo ba pare lëkkaloog ñoom nag ñooy pharmaciens yi ñooy dem xool lu nekk ci garab boobu. mën a développer nag transformation bu mu wax léegi pour revenir li nga wax bay garab yi faj fii mën na nekk am na garab yu bari yu ñu fi am day faj xanaa ñàkk xam garab yu bari yu fi nekk day faj xanaa ñàkk xam te garab yu bari nit ñi bu ñu amee possibilité bi mën nañ ko jàmbat. garab yu bari mën nañ ko jàmbat xay yi nga gis biir ville yi yëpp gisoo nu ñu leen fase pourtant dañ leen jàmbat. effectivement culture plante médicinale war nañ ko mën a développer parce que ci la ñu mën a aar suñu àll bi dootuñu dem ci àll bi fu ñu nekk ñuy gas di dagg dinañ ci ñëwaat mën nañ def unité de transformation fu ñu leen di ji fu ñu leen di béy mën nañ di ko développer et d'ailleurs am na quelques structures yu ko tenté notamment à Mbour je pense Inda a essayé de mettre un jardin là-bas où ils font un peu de la transformation donc yooyu yëpp yoo xam ne yaakaar naa ne war nañ ci mën a développer te am na liggéey bu ñu defoon ci jaaykatu plante médicinale yi ci marché bi mais ñoom ñëpp koo ci laaj mu ne la bëgg naa béy garab yi faj bëgg naa leen béy mais aw ma fu ma ko béy. kooku yaakaar naa ne jar na gëstu gën a dëgëral moyen yi mon collègue Fall wax yooyu yëpp ci moyen yu la lëkkaloo pour aar suñu àll bi pour valoriser garab yi ñu am ci àll bi. may wax ni ay universitaire ngeen parce que ñi ñu jël en cours bu ñu déggee mën nañoo yaakaar ni ay maaman la ñu fi indi parce que yéen ñaar ñëpp seen kàddu da ngeen ko delloo ci cosaan. ngeen ne vérité bi mu ngi nekk ci dëkk yi ci kaw gi ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo xam garab yi c'est-à-dire lépp foofu lay tàmbalee. mais
c'est que suñu ko waxee noonu parce que xam nga lu tax. waaw dañoo gis ni ci xëy na ci waxtaan bi ci loolu lañ jëm. waaw fii problème bi yëpp ci diggante fajum cosaan ak fajum tubaab comme ni ñu koy waxee. mooy teguwul ci xam-xam. c'est-à-dire réglementation bi foofu lay bloqué yéen bu ngeen delloo lépp ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko xam nekk ci kaw gi di ko di dund garab yi xam garab bu ne. am na garab yoo xam ne sax seeni tur boo demul ci kaw gi mënuloo ko xam lan moo tax finalement bu ñu demee ba ci fi mu war a jeexee ñu war a jëriñoo fajum cosaan bi jëriñoo ko ci circuit moderne bi mu am mel ni lu mel ni ki xëccoo. waaw xam nga loolu fi nga junj mooy problème législation médecine traditionnelle. pour ñu légaliser ko en quelque sorte fa nga bëgg a jëm. kooku ñi ci bari liggéey nañ ci ay textes yu bari. gars yi defar nañ ko bu demee ba war a jàll assemblée mu am blocage il y a quelques années je crois que ça doit faire 3 ou 4 ans avec le prof Bassène un représentant de l'OMS UNESCO et moi-même demoon nañu conseil économique social et environnemental pour entretenir avec eux par rapport à la ci légalisation médecine buñ ci paree ñëpp a d'accord ne dañ ko war a légaliser te prof Bassène bi yore actuellement médecine traditionnelle au ministère mu ngi ci def jéego yu bari. Emmanuel Bassène. intérêt suñu intérêt la ñaari médecine yi lëkkaloo médicament médecine moderne yu ñuy jaay yu ci bari ci garab la jóge te garab yooyu balaa ñuy xam ne dañuy faj lii dañu geestu garab boobu fan la saxoon avant ñan ñoo ko doon jëriñoo luñ ko doon jëriñoo ma jox la benn exemple. des na tuuti buy dootuñ ko mën a lekk. buy bi yëpp dañ koy exporté. buy bu nekk fii ci àllu ngeex. buy bi yëpp nga xam ne ay buy la nga ne. buy bi yëpp buy bi dañ koy jël saako buy ñaata lay jar léegi. buy dëgg naa ko jënd nag wax dëgg. te buy dara duñ ko ci sànni. lépp njëriñ la xongo yi mën nga ci defar diwlin. ah bon. poudre bi c'est riche en calcium c'est connu. ak yeneen ak yeneen. donc le potentiel est là pour ñu dimbale askan bi. ku ci nekk mën a jëriñu suñu réew mën a valoriser gàncax bu mu am mooy médecine moderne médecine traditionnelle lu lëkkaloo collaborer ci collaboration boobu ci la ñu mën a génne garab yu bees yu jóge ci suñu garab yi ñu valoriser ko te foofu la ñu gën a xam ne nag garab plante médicinale utilité publique la wér-gu-yaram a ngi si koom-koom a ngi si culture a ngi si tuuru garab sax mën na la firndeel ne dañ ko tuuru garab ci yenn làkk yi mën na la joxoñ junju la jàngaro bu muy faj yooyu yëpp day am mais yooyu il faut que dugg ci àll bi moom boo duggee ci àll bi ba ñëw nag jege suñu gaa yi ñoom ñu dugg ci biir nag xool lu nekk ci biir gàncax boobu. Alioune Dior Fall sur la même question c'est-à-dire lu tax conflit boobu am alors que li mu wax ni xam nga dafa yomb mën naa wax ni sax yomb na trop parce que bu doon loolu rek la xëy na kon ci yëf yi tey sotti na wax dëgg fa yàlla ñuy jëfandikoo li fi ne pour di ci faj dugal ko ci circuit bi. waaw juste pour dëggal li mu wax ni cosaan dafa am solo ci réew. même ñi nga gis ñu développé ba egg si fu ñu toll nii seen cosaan la ñu basé wu pour développer comme ni mu ko waxee. ñoom seen garab dañu gëstu seen garab lan moo si nekk. ok ba xam yan meññant ñoo si nekk. Aliou maa ngi ñëw léegi justement relancer Mathieu. fi ma bëgg ñu ñëw. mooy ci wàllu règlement maa ngi ñëw léegi Aliou dama bëgg mu taxaw ci wàllu réglementation bi nga xam ne juñu nañu ko léegi parce que junjël nañu ni ñëpp d'accord nañu ci. jéego bi nga xam ne président de la République def na ko. ci fan yii loolu moo ñu dugal sax ci feebar bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a waxtaanee. muy Covid 19. bi nga xam ne président de la République bàkk na Madagascar. ci ne président Madagascar wane ni ñoom am nañu jéego yu ñu def ci gàncax. boo xamante ne ni sotti na. am na njëriñ muy artémisia. yaakaar nga ni jéego la pour yombal tey xëy na biir Sénégal. ñu baral pour mën a jëfandikoo médecine traditionnelle bu ñu jógee ci lii. yaakaar naa ko bu baax a baax te kontaan sax di féliciter waa Madagascar
ci médicament bu ñuy proposer parce que dañ ci gëstu proposer ñu ko ñu proposer ñu ko président de la République am une réaction vraiment boo xam ne dama koy apprécier. Réaction africaine woo naataangoom félicité ko ne ko bëgg na si yaakaar naa loolu dinañu ubbil pour ñun itam ñu xool nu ñu gën a jëriñoo sunu potentiel gàncax bu ñuy faje mais xam nga feebar bi nekk fii ubbale àdduna ñu ne garab feeñ na garab boo xam ne am na fa mais am na fii am déet. am na fii am nañu ko fii bay cosaanewu fii mais am na fii parce que fii am nañ la maison de l'Artémisia qui est une association française franco-sénégalaise y a des certificats. Artémisia bi nekk Madagascar. waaw am na ñu ko fii bay ñu xooj ko ba am ci potion boobu. am na fii maison Artémisia je crois que am nañ antenne Kafountine am nañ antenne fii côté Thiès am na ñeneen ñi ko am ci seen jardin te Artémisia ci boppam bu ñuy wax parce que Artémisia genre la bu ñuy wax waxu garab it daa am deux bu ñu waxee genre bi groupe bu mag lay lëm mais ci biir genre bi nag day am ay type yu différent kii Artémisia annua la ñu wax terewul nag Afrique am na yeneen Artémisia ci Artémisia annua bi am na benn congolais bu ci liggéey bu am solo bu wone efficacité am ci paludisme bu mu ko defee ba pare dafa gëstu ci beneen Artémisia mooy Artémisia afra ne da koy testé ba xam ndax am na même efficacité pour bële parce que ci Artémisia annua bi artémisine lañ ci fekk mais bu mu ko testé il a eu les mêmes résultats mais il se trouve que Artémisia afra bi amul artémisinine mais efficace na kon donc il y a d'autres composés yoo xam ne efficace na te di combattre malaria bi te yooyu mën nañ ko def ci yeneen garab mais Artémisia ci boppam mën nañ ko fi béy mais bokkul ci garab yu cosaanoo Sénégal c'est introduit voilà. mais lan moo tax par exemple loolu mu feeñee Madagascar bu fekkee ñun am nañ ko suñu recherche tolluwul niveau boo xam ne ni mënoon nañoo gis ni ñun tamit am na njariñ wala boog si lan la aju. non ajuwul ñàkk a gëstu parce que xam naa ne am na ay sénégalais yi ci liggéey ci Artémisia. xam naa Fall dina ci ñëwaat ci kanam am na ñi ci liggéey fii Sénégal mais Madagascar ci boppam dañu amoon benn programme vers les années 2005 parce que Artémisia bu mu génne d'abord on va refaire un petit historique c'est une Chine la soxee ko ñu ko doon jëriñu pendant pratiquement 2000 ans ba tey mais fu mu gën a fësee ci malaria bi mooy la guerre du Vietnam. Parce que pendant la guerre du Vietnam américains yi ils avaient la chloroquine di ko naan les autres n'en avaient pas les communistes Ho Chi Minh rapproché wuti Chine expliqué leen problème bi ñu ne ko nañ ko yónnee garab ñu yónni ko garab boobu pour mu jox troupam yi ñu naan ci pour faj ñoom itam malaria bi mën a jàkkaarloo ko américains yi efficacité am gën a fas c'est vers les années 2000 dañu commencé di commercialiser artémisinine bi ci boobu nag firme pharmaceutique yi soxla ci lu bari mu am ñu monter projet Madagascar pour que paysans yi au lieu ñu béy ceeb ñu béy artémisine parce que c'était rentable aussi ci loolu bu ci produire lu bari yëpp malgache yi ne tiens ñun aussi il faut que ñu gëstu ci garab yi liggéey si bariwul Sénégal mais Sénégal am na ñi ci gëstu. Fall xam naa dina ci ñëwaat. Fall bëgg naa ñëw ak yow mais je vais être obligé de dire la vérité ah dañu am problème ak pour sa caméra moo tax est-ce que gars yi c'est bon pour que je retourne à Fall ou pas voilà c'est bon voilà j'étais obligé de le dire parce que bon comprendre lu tax ma dagg la parce qu'on avait un petit souci technique ak sa caméra mais c'est réglé tant mieux Alioune ma bàyyi la Alioune Dior Fall. ñu ngi doon développer ci. lu tax mu am conflit entre moderne bi ak traditionnel bi te yéen ngeen delloo kàddu gi ci ne lépp ci cosaan la jóge même garab bi nga xam ne def nañ ko pharmacie ba paqueté ko ci cosaanam boo ko xoolee ba xool ko ci garab lay jóge lu tax ñaar yi mënul ànd. waaw man su may analyse dama naan est-ce que du ñun ni ñu formaté ñun ci wàllu école occidentale moo tax parce que logique école occidentale dafa am benn logique boobu bokkul ak logique bi nga xam ne moom mooy prévalent ci médecine traditionnelle mënul nekk
boo jëlee arcanes yi nga xamante moom la ñuy defee science nga bëgg ko utiliser pour juger arcanes yi nga xam moom la ñuy defee médecine traditionnelle toujours day am conflit loolu moo tax souvent dafa am conflit entre les tradipraticiens ak les praticiens de la médecine moderne je pense que foofu la jóge benn bis tegu mooy xëy na tamit ci at yi ñuy mujjee ñu ngi ciy remédier ndax ñu ngi jàngal par exemple les médecins lan mooy ay plantes botaniques léegi introduire ko seen programme mais bu njëkkoon dañ daan jàng mais duñ jàng botanique donc ku xamul dara day facile pour mu blâmer loolu mais léegi ci seen programme ñoom am na botanique dañ leen jàngal botanique par exemple pour les université Cheikh Anta Diop en 3e année de médecine dañ leen di jàngal botanique ñu xam garab lan la xam ne garab ni am na ay médicaments yoo xamante dañ leen di génne à partir ci garab yi artémisine bi kii wax ci artémisia la jógee chloroquine bi ñuy wax ni ci garab la jógee quinquina yeneen am na yeneen garab gàncax indi nañu apport bu am solo ci wàllu même faj cancer te moo looloon léegi garab bi nga ne ma du bii garab loo xam ne peut-être ñëpp am nañ ko suñu kër fleur la rek da koy romb nii ne fleur la mais ci fleur boobu la ñu indi dañuy génnee ay ferñeent yoo xam ne day faj cancer ba léegi ñu ngi koo jaay ci pharmacie donc bu ñu waxee ni cosaan bi am na solo loolu mooy tax parce que ñun suñuy ancêtre yàgg nañu utiliser plante yi am nañ benn sens d'observation bu ñu doon def wax ñu ne lépp baax na mais ñun en tant que scientifique ñun on y va sans état d'âme dañuy évaluer ñoom xam-xam bi ñuy jox bu ñu ko jëlee indi suñu laboratoire jéem a nattaatle ndax li ñu wax ñun mën nañ ko vérifier scientifiquement ou pas bu ñu ko mënul vérifier ñu ne non ñoom gisuñu loolu mais bu ñu ko gisee tam dañu naan ni dañuy confirmer ñoom ni nga xam moom la ñuy utiliser garab boobu pour faj jàngoro bi wala jàngoro bële donc pour wax ni daal garab yi vraiment am na d'énormes potentialités surtout Sénégal ni ko mbokk mi waxee plus de 600 espèces ëpp na sax loolu ci defe naa gëstu ñoo demagul ba sore mais ëpp na loolu fuuf donc potentiel la boo xam ñun ñoo ci conscient wul mais ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ñoom suñu garab la ñuy jël si di ko gëstu américains yi ba léegi ñu gëstu ci kenkiliba bi ñuy naan ni ñu ngi ciy gëstu ba léegi am na te bu ñu defoon ndànk fii quelques années nañ dellu si waat di ñu jaay médicaments yoo xam ne ci kenkiliba la jóge parce que def nañ ci ba recherche ba gis ni am na ay molécules yoo xamante ne c'est des molécules antidiabétiques yoo xam kenn mësu ko découvrir si kenkiliba bi donc ñun pourquoi ñu bëgg man yenn saa damay xaw a jaaxle parce que dama naan est-ce que plante Sénégal yi ñoo am loo xamante ne c'est spécifiquement maléfique ou pas quoi. je me pose la question parce que boo déggee nit ñi wax. surtout nga dégg sax yenn mbokk bu ñuy wax ay yenn insuffisance rénale ñu ne bon c'est la phytothérapie qui est à la base de ça mais loolu c'est trop léger on a d'énormes potentialités au niveau de nos plantes il suffit simplement qu'on nous aide ñu jàppale ñu tuuti rek. li malgache yi def ñoom gën a ñuy jàng Sénégal am na ñu jàng kam ñu fi nekk. bu ñu jàppalee tuuti ñoom li ñu def mun nañ ko def. mais Alioune foofu foog ñu taxaw fa man artémisia bii xam nga artémisia sophistication la sax pour moom ndax amul tur boo xam ne mun nañ koo xam man ma mën a xam garab gi fu mu ne lu muy nuru ñu dem suuru ci xooj ci naan parce que li fi nekk moom tey doy na jaaxle. bu ñu nee garab gi Madagascar la xëy na sori woon nañu waaye bu ñu nee am na fi te njariñ li nekk fii c'est-à-dire naka lañ mën a def ba mu doon loo xamante ni lu Sénégalais di teg loxo la waxuma ni ñu dem witti ko ndax xëy na ñu koy cultiver am na ndox ñu koy def du garab boo xam ne ci mbedd mi la nekk. on est d'accord sur ça Mathieu. du garab boo xam ne. dafay sax ci mbedd mi dañu koy cultiver. parce que dañ ko fi introduire je pense qu'on est d'accord sur ça. artémisia boobu Alioune Dior Fall. loo ci xam loo ñu ci mën a wax. waaw artémisia. est-ce que jot nañ ko explorer Sénégal ci beneen feebar ak leneen. juste pour indiwaat tuuti si gannaaw ñun laboratoire de pharmacognostique de botanique am na ay essais yu ñu defoon essai d'introduction artémisia maanaam jéem koo saxal fii ci Sénégal bokkoon na ci test yi ci fi ñu ko doon testé jardin botanique fac médecine bokkoon na ci Kër Gouré mooy ci Saloum la nekk ay maa ngi fàtte beneen village bi. mais testé woon nañu ba gis ne mun na fi sax loolu c'était en 2004 mu nekkoon ci cadre benn projet commun boo xam ne dañ ko amoon ñun ak waa université Cambodge ak waa université Paul Sabatier bu Toulouse ak également Enda Santé ci la bokkoon donc wane woon nañ ni depuis 2004 am na étudiant bu soutenir ci loolu en 2007 mu ngi tudd Ibrahima Badji ma profité di ko nuyu moom sax jotoon na ba Cambodge pour xool artémisia kese waaw ci lay def thèse jëm
c'était en 2007 ku ko bëgg construire nga dem bibliothèque fac médecine wala bibliothèque université. di nga ko fa gis. donc pour wane ni Artemisia yàgg nañ ko dugal Sénégal te wax dëgg yàlla tamit def nañ sax ci cadre kii boobu dosage u artémisine bi nga xam ne mooy ferñeent bi gën a am solo. ci wàllu faju paludisme. ñu wane ni tamit am na teneur yoo xam ne am na dayoo yoo xamante ci biir Artemisia yi ñuy def fi yu baax yoo xam nañ ko utiliser pour mun a faj paludisme mais li ma ciy dolli rek mooy par rapport ak li par rapport ak président bon man je me pose une question est-ce que moom jot na am avalu son comité scientifique loolu c'est un problème. pour ñu dugal ko ci faj bi pour mu dugal ko ci faj mi parce que du jóg noonu rek dem jëlee affaire bu Madagascar indi parce qu'il y a des scientifiques qui dirigent ça ñooñu seen responsabilité day engagé wu. donc il faut que déjà tam ñu xam Artemisia lan lañ ko booleel ñoom et jusqu'à présent amuñu ay données ci loolu waxuma ne du faj de waxuma ne day faj mais gàntal moo gën juum man du ma leen jox blanc-seing su ma sañoon remède bi fii lay jógee Sénégal fii ci Afrique lay jógee. bu jógee Madagascar dama siy kontaan mais quand nañ si xaw a ndànk tuuti parce que ñoom waxuñu ñu à part Artemisia lan lañ ci boole. ah waaw da ngaa bëgg ñu jox la seen kii nag yow tam. xam waaw nga kenn du ko def di. garab yi sax noonu la da ngay denc say feem. non mun nga ko breveter bu dee garab xamee ni am nga garab bi. xëy na xam na lu ñu ko booleel defe naa ni noonu ngeen doxalee du ngeen joxe feem yi. si garab médicament boo xool ci ñu koy jaay ci pharmacie nañ la bindal composition bi. ñoom am nañu possibilité breveter cette découverte boobu pour protéger ko pour aar ko xam ne kenn du ko mën a utiliser de manière ci anam boo xamante ne jaaduwul. mais pour nga wax ni dina utiliser lii xamuloo ndax liñ ci boole am na luy lor wala du lore bon kenn ñaanu ko yàlla. ñaan nañ yàlla que remède bi day faj mais vraiment y a une manque criard de données par rapport ak remède boobu beneen bi si tegu mooy garab Sénégal kenn du ko doon noonu rek di ko testé. kenn war ko dugal noonu rek di ko testé. waaw war nañu xaar déjà ñoom ni ñu ko utiliser ndax am na un grand nombre de malades yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ba pare te wér nañ bu dee loolu am na waaw ñun dinañ doog mën a commencer di ko utiliser mais pour le moment léegi nii je pense que dafa teel trop pour ñu ne dañuy dugal Artemisia ci test pour traiter Covid-19. waaw c'est vrai que comité bi nga xam ne nii ñu ngi fàttaliku bi ñuy dugal chloroquine bi nga xam ne professeur Seydi moo waxoon ni ñoom gëstu nañu daal doyloo nañu li nga xam ne nii di ji rawut parce que moom moo njëkk a wax ni chloroquine bi yaakaar na ni mën naa faj ci yëf yi ñoom doyloo woon nañu ci fi ñu tolloon ci essais yi ci jamono jooju. est-ce que du loolu moo manqué aussi pharmacopée bi bu ma nee pharmacopée bi mooy fajum cosaan bi c'est-à-dire mën a def ay tests à l'échelle yu yaatu. am résultat am ay données yoo xamante ni c'est scientifique est-ce que du loolu xëy na moo manqué fajum cosaan bi maanaam jox nit mu naan te duñu mun a évaluer lu mu def ci yaramam est-ce que jig na ko jigu ko léeg-léeg sax nga naan loo xam ne nii bon dina génnee lor ci yow mais duñu xam ndax def jox na la beneen lor am déet est-ce que du loolu mooy limite médecine traditionnelle bi. foofu du limite Serigne Cissé du limite pour man parce que d'abord pour ñu ne limite la nañu dëggal médecine traditionnelle nañ ko légaliser d'abord. loo légaliser wul mënoo def loo test te légaliser boobu ci lëngalu ñaari médecine la mën a nekk. moderne traditionnel. ñu collaborer ci collaboration boobu ci la ñu mën a def test yi il faut d'abord ñu légaliser balaa ñuy xalaat ay test. mais man dafa mel ni maa ngi xaw a comprendre quand même réserve yi parce que gis nga soo xoolee pharmacie yu légal yi sax léeg-léeg pharmacie yoo xam ne nii gis nga njaayum garab bi li ñuy wax médicament fraude yeeg yooyu mu ngi fii sax na fi dugg na fi buñ ci boolee leneen loo xamante ni xëy na circuit ba xamuñu ko ci nit ne rek lii day faj te yow nga nekk ci sa njàqare feebar bu ñu la nee garabu tubaab mënulaa faj foo déggee maaman bu la ne man sama maam moo ma jox lii daf lay xam nga da nga ciy dem te peut-être mën na laa indi lor boo xam ne du ñu mën a analyser de façon scientifique xool ndax yokkal na la lor am déet. waaw dans tous les cas automédication muy médecine traditionnelle muy médecine moderne kenn conseillé wu ko doo dégg rek ci plateau bi reen bee day faj nga dem wuti reen bi toog di naan boo ko defee yaa ngi ci erreur. Artemisia bi gars yi nañ ko wër tey boo ko defee yaa ngi ci erreur li ngeen ci wax nii. d'accord automédication médecine moderne médecine traditionnelle benn àndu si muy benn. deuxièmement
artémisia bi pour man njiitu réew bi bu jógee ba def commande am. pour man yaakaar naa ne. am na ci njort bu rafet. war na wax ak kàngam yi nga xam ne. ñoo jiite ci xeex bi. pour man noonu laa ko mën a. yow sa njort daal may na la nga yaakaar ni. waaw wax na ceeg ñoom te nangul nañ ko ko. waaw war na wax ak ñoom. parce que moo leen tab. moo leen fi teg ñu koy liggéey bu rafet lu ñu war ci mën a yokk it yaakaar naa war nañ ci waxtaan te man yaakaar naa xëy na waxtaan nañ ci. ma dellu si ci médecine traditionnelle bi nga doon wax léegi ak test yi xam nga loo légalisé wul nga ne dema ko toléré. lu neex waay def. te moo fi nekk léegi. waaw toléré mooy dañ laa xajal rek. dañ laa xajal rek. jëloo moomoo place bi. moomoo place amul benn loi bu ñu tënk bu la nee nii nga war a doxee ku ci ne nag ku jóg ne mën naa lii boo fi jógee nga ne dangay faj laa kee ne day faj laa man ma ne lépp laay faj te moo fi ne. te buñ ko tënkoon ci yoon. dinañ wax ne pour nekk tradipraticien war nga. sa xam-xam war na màcc ci lii ak lii bu ñu dem ko ba mu mat sëkk boo ko mënee nga nekk tradipraticien lii bu dee fii nga yem da ngay wut ay xob di jaay mais mënoo fay. looy gis boo demee fu ñu jaay garab yi da ngay ñëw ñoom sax ñoo lay jaay di la naan lii lay fay c'est parce que amul réglementation. te dañuy tolérer rek te ñu teg ko ci yoon. ñaari médecine yi lëngaloo. liggéey maanaam médecine traditionnelle bu ñu nee diw day faj lii mën nañ ko ci junj na la diabète bi. def nañu ay tests concluants et des résultats probants. waaw lu tax doxuñu ci. mais pourquoi ne pas légaliser parce que ñoom lu ñu def fu ñu ko jëlee ca cosaan ba. ca cosaan ba lañ ko jëlee. te raax ci dolli boo demee ci ñiy faju cosaan. ñun fii am nañu fi ay xob yu ngeen prouvé ni. mën na wàcce suukar bi ak yeneen ak yeneen. am na fii am na ñi ci liggéey. am na fii am na ñi ci liggéey. mieux boo demee ci ñu ñuy wax ne ñooy faju cosaan yenn yi nekk biir Ndakaaru am seen cabinet nekk yëpp mais dañuy am ay 30 personnes par jour ou plus ou 60 par jour. ñooñu nga yaakaar ne amuñu place ci wér-gu-yaramu réew mi waaye am nañ seen place nañ leen ko jox nañ leen jox seen gët ñu lëngaloog médecine moderne ñu liggéeyi xool ndax duñu am dara. c'est que lan la li fajum tubaab mënul faj la ñuy delloo ci fajum wolof wala boog dañ leen di boole ñu àndandoo xëy na bu ñu complémentaire danañ mën lu bari ci c'est complémentaire. mais dafay am buy jiitu wala naka la ñuy doxalee. ñooy ànd dem ku ci ne di nga am li nga may sa morom garab bu bees buy génn ca cosaan ba lay génne te bu génnee médecine moderne moo koy transformer formuler ko kon ñooy ànd c'est complémentaire jarul ngaayoo. mais bu ñu yemee tey ci xam-xamu garab foog ñu tudd artémisia bi parce que dafa di loo xam ne vraiment dafa të àddina bi ah jàngoro bi fi nekk dafa të àddina bi ñëpp a ngi wut pexe chloroquine bi mu génnee nii la woon ñëpp tëb ci ba réew yi di ko xëccoo far ku ne nag yaa ngi jéem a def sa stock donc artémisia bi aussi bu génnee ñu ne moo koy faj ñu nangul ña nga xam ne nii ñoom ñoo ne jàmb nañu ko ba génnee ca la nga xam ne nii mooy faj Covid 19 bi xëy na mën nañ leen ko nangul jusqu'à preuve du contraire. Réew yi ñu gis nga am na ñu ko nangu am na ñoo xam ne aussi ñu ngi koy sofantal. yu mel nii lu tax kuréelu mbootaayu xeet yi bi toppatoo wàllu wér-gu-yaram du ci addu est-ce que OMS ci boppam dafay addu ci wàllu pharmacie traditionnelle jàppale ci chercheurs yi jàppale ci gëstukat yi wala moom ci wàllum fajum tubaab rek la jàpp. Non, OMS day encourager d'ailleurs et recommande vivement ñu reconnaître médecine traditionnelle. Par contre am na foo xam ne am na tuuti problème surtout ci artémisia bi parce que artémisia d'abord buñ ko njëkkee coow mooy bu ñuy wax pour paludisme bi la woon. pour sibiru bi ki ma doon tudd léegi Jérôme Muñunga bu nekk RDC gëstu bu mu ci gëstu woon. ba génn ci résultat yu am jéego. mais bu mu ko amee problème yu bari la am ak firme internationale yi
d'ailleurs yàggul je crois que c'est 2018 la ou 2019 France 24 def na benn documentaire ci kii boobu. te Jérôme boobu mu ñu nga. Jérôme moom jaar na Sénégal. non il est de la RDC. waaw. mais la création de la maison de l'Artémisia qui est un peu partout en Afrique bokk na ci ñi ko sanc te d'ailleurs récemment gis naa muy wax ne malgache yi lu ñu def moom sax yàgg na ci gëstu di ko wax. gis naa aussi ci presse bi que la maison de l'Artémisia yaakaar naa ne amoon nañ projet sax pour def ay tests dans différents pays ci Artémisia bi donc du lu bees gars yi xool nañ molécules yi nekk ci biir am nañ ci yaakaar ñee gën a avancer proposer quelque chose ñu rafet ci njort. mais ñun lu ñu teree fii par exemple comme am nañ fi Artémisia lu ñu teree ñu gëstu ci xuus ko sori ci waa pharmacognosie par exemple lu tere ñu gën a gëstu. xëy na pas ñu gëstoo ni ko waa Madagascar gëstoo ci même yoon bi lu tere ñu gëstu ci ba mën ci am solution. ci cas bu dee ci cadre Covid 19 nga koy delloo. waaw xëy na ci boobu wàll xam nga Covid 19 bi dafa nekk loo xamante ne feebar bu doy waar c'est-à-dire que même bu dee da ngay tester plante bi. dafa laaj ay conditions. ñun mun ñu ko tester ñun suñu laboratoire ñun sinon ñun ñëpp dañuy génn dañuy am malade dañ koy wàll ñeneen. donc dafa nécessité ay conditions yoo xamante ñun amuñu ko. te pour que ñu mun ko gëstu il faut que état mettre les moyens sur place ci wàllu aménagement laboratoire yi mais également équipement laboratoire yi par exemple rien que les tenues. seen laboratoire mbaa du laboratoire éprouvette yooyu ngeen yor ba léegi. bon benn jour dinaa la état wu laboratoire wala recherche bi médecine traditionnelle fu mu toll fii Sénégal. fu mu toll nii ñun ñooy góorgóorlu suñu bopp ñun ñooy dem avec nos propres moyens. par exemple man bi may def sama thèse thèse troisième cycle maa ngi ko def ci benn garab boo xam ne def Sénégal lay sax fii pourtant garab bu ñëpp xam la mooy senjeñ reenu senjeñ mais bëri na test yoo xam maa ko def sama xaalis laa génne pour dindi produit yi nga xam moom laay testé donc ci yooyu condition la nit ñi di liggéeyee actuellement bëriwul moyen yoo xam ne état bi mettre na ko mi ci nga def thèse senjeñ garab bu am solo la li ñu xamul xam li ñu xam rek mooy dañ koy utiliser pour vers yi maanaam pour parasites yi comme des parasitants pour saan yi waaw mais am na yeneen vertu yu extraordinaire am na sax ñeneen ñu ci gëstu ci benn wàll boo xamante ne c'est un peu secret mun ñu ko divulguer mais ñun ñoo wone cëslaay bi su ñun la jóge mais biñu demee xam ne mënuñu am moyen pour continuer ko après dañuy mujjee xool keneen koo xam ne nga ko jox ngeen collaborer xool nañuy gën a pousser gëstu bi mais senjeñ par exemple est-ce que xam nga senjeñ day faj biir buy metti bi nii racine yi ak cee gaaw te pourtant suy agir li ñu wone mooy ni dose yu faible lay agir maanaam tuuti nga ci utiliser pour am effet boobu dañ ko comparer tam ak yeneen médicaments yoo xamante ne parce que toujours étude bu ñu koy def dañ koy comparer ak médicaments yoo dañ koy jaay ci pharmacie pour mun a xam dayoo efficacité bi loolu mooy wane na suñu plante yi véritablement am na effet yu extraordinaire am na effet yu baax yu ci nekk et juste moyens yi ñooy manqué pour ñu dem jusqu'au bout par exemple senjeñ bi yan gis nañ ni am na par exemple effet anthelmintique maanaam contre saan yi mais yan ferñeent ci biir senjeñ bi ñooy rey saan yooyu dafa nécessité ay moyens financiers ay moyens techniques yoo xam ne ñun amuñu yooyu suñu laboratoire man bi ma def sama thèse j'ai été obligé partie chimie bi defee wu ma ko Sénégal même partie yu bëri ci partie biologie bi Afrique laa ko defee Afrique du Sud mais defee wu ma ko Sénégal parce que mënu ma ko defee fii donc moyens yi vraiment dafa manqué bu baax a baax ci cadre recherche bon président bi muy doog a falu bokkoon na ci programme mu équiper les laboratoires de recherche de l'université. ci programme bi la bokkoon université ngeen bokk quand même c'est important ñu wax ko. non vraiment man pharmacien la je suis pharmacien de formation su ma neexoon ma dem ubbi ji pharmacie mais dama choisir pour def recherche parce que loolu moom ma intéressé ci li ma choisir pour def recherche li ma gën a intéressé mooy gàncax dafa mus a intéressé man tamit
depuis may nekk xale dafa ma mos a intéressé bien que Dakar Ndiaye laa juddoo laa màggee mais gàncax dafa ma mos a intéressé donc gis na potentialité bi nekk ci bi te mënuñu ko jariñoo loolu metti ci xol la wax dëgg yàlla loolu metti ci xol te pourtant jarul ay moyens extraordinaires ñu ngi xaar moyens président pour au moins mu gëstuñu ci wàllu équipement laboratoire yi nga xam ñoo nekk ci université. ah président man de xanaa yaa ngi ñuy seetaan wax dëgg léeg-léeg mu ngonnal xanaa seetaan parce que am na garabu saan bu ñuy wax zentel xanaa kooku ci njàng bi la xaw a jóge. non bokkul ak dara ak garabu gàncax bu jóge ci gàncax waaw. dama doon am saan nag muy nekk xale moo tax am na garab yoo xam ne nii dañu koo naan comme ni waa kin gi rek dañu koo naana mais ci côté recherche vraiment man bëgg naa taxaw xool parce que ba léegi mënuma comprendre lu tax doxul te loolu mooy enjeu bi ñu xam lu tax góorgóorlu ñu ci li nga xam ne nii moo fi nekk di potentiel boo xam ne nii nekk mais am na garab yoo xam ne xëy na saxaloo leen ko sax daf fi nekk naturellement soxlawul sax ñu introduire woon ko daf fi sax naturellement te ba léegi mu ngi continuer di sax waa te parce que xamatuma sax naan laa laajee laaj bi mais lu tax doxul ba ñu mën a valoriser li nga xam ne moo fi cosaan maam bàyyi ko parce que souvent sax gis nga bu ñuy wax médecine traditionnelle dañ naan fajum cosaan li fi maam yi bàyyi woon est-ce que mën nañoo egg ci réglementation bi parce que loi bi mu ngi ci circuit bi depuis des années mais ba léegi waaw mais ci yàlla xam doy na waaw xam nga nag ma dellu ci lu mu wax léegi balaa may ñëw ci yow parce que dafa junj lu am solo moyen moo yore recherche boo bëggee def recherche médecine traditionnelle il faut que nit ñi am moyen mën a dem ci àll bi dem ci àll bi c'est la première source d'information te du dem tey rek ñu wax la ko déet da ngay dem dëkk bu sori mosuñ la gis mosuñ la xam mais mën nga fa def 15 jours ñibbisi doo ñibbisi dara presque ay enquête sociologique lay doon. non doo indi dara sax. parce que il faut que les gens t'adoptent. il faut que ñu nangul la ko boole la ci ñoom. il faut prendre le temps nga intégré wu si ñoom liggéey ak ñoom dëkk ak ñoom dund ak ñoom ba ñu boole la ci ñoom nga doog a mën a egg ak ñoom ci yenn wax ji ñu mën la wax yenn garab yi te kooku moyen la laaj boo fa jógee nag fekk ñi nekk ci laboratoire bi. nga transférer sa données yi wax ak ñoom ñu xool lu ñu mën a tester ak équipement yu ñu am. pour revenir li nga wax problème législation bi problème bi c'est pour man c'est plutôt politique. parce que je pense ci li ma mujjee suivre dernier projet de loi bi yaakaar naa validé woon nañ ko conseil je crois assemblée moo desoon. prof Bassène daal xam naa ne moo ci gën a xam. lu leer parce que moom suivre na ko. def na ci jéego yu bari mais malheureusement c'est là mais tant que weesuwuñu plancher boobu dina jafe trop yenn yi ñu mën ko aar parce que ku jóg mën nga def lu la neex boo ci amee problème nag ñu ne la waroo ko def mais bu amee loi dinañ mën a xam ki mën a def lii ku warut a def lii kii fii la yem bu ñu amee règlement mën nañ dem sax un service contrôle qualité. parce que d'abord booy dem witti garab il faut nga xam garab yi njaayu plante médicinale yi mais ñu ci bari ñu ngi ciy jaay yenn garab yi boo leen ko laajee xamuñu ko wala mën nañ dem gis garab mu niroog boobu te mënuñ def différence bi beneen bi mën na toxique beneen bi bañ na nekk toxique moo tax il faut une réglementation bu nekkee en place mën nañ def garde-fou qui peuvent être améliorés peut-être au fur et à mesure mais déjà on peut mettre des garde-fous. peut-être war nañoo yegg aussi ci fexe di saxal yenn garab yi peut-être dagg nañ ko dagg de telle sorte que xëy na bu nekkul en voie de disparition aussi jafe na ñu koy gën a saxal loolu yéen botanistes yi yéen a ngi ci. kooku aussi beneen problème la parce que en matière de médecine traditionnelle daa am la bonne pratique de récolte de plantes médicinales de cueillette. Il y a des bonnes pratiques. am na ñoo xam ne bu ñu demee wuti dem ci garab ñu ne ma xànc gi ngay kii ma ñëw rek daal di xool xànc yëpp lor nga garab gi xanaa benn partie rek ngay xànc bàyyi ko kii ne yi mu dund ñu ne la reen yi nga dem gas yëpp ba gas reen bi ko saxal de jël racine latérale yi nga dem fenn garab gi day faj li nga fa fekk ci garab gi bariwul
bu ko laal waaye boo ko laalee. du saxaat fekk nga garab yu mag am nañ ay doom boo ci jëlee tuuti sax au moins jëlal doom yi wis tuuti ñu saxaat dem boo yoree ndox mën nga may garab gi mais ñiy dem gas yi léegi ñoom ñëpp pratiquement économie mi la ñuy xool revenu financier bi gestion bi xoolatuñu ko alors que ca aada ba ku demoon wuti garab li nga soxla rek ngay jël mais léegi boo demee witi ay saaku ngay indi de problème la mais xëy na problème bi mooy aussi li mu nekk garab sauvage maanaam nekk ci àll bi kenn moomu ko kenn lijjantiwu ko mais même bu ko kenn moomul du raison garab boobu nga fekk foofu am na ñi ko aar ba mu toll foofu ñi fa dëkk ñoo ko aar ba nga mën ko fa fekk waroo jóge ndakaaru gi ñëw dagg yëpp ba ñoom buñ ko soxla dootuñ ko am yaa ngi tooñ waa Ndakaaru léeg-léeg waaw wala teeru bi rek jël ko waaw même problème bi mooy loolu problème bi mooy loolu te boo légaliser mën nga sensibiliser mën nga former boo légaliser peut-être même l'université peut saisir la balle au rebond peut-être il y a possible de mettre en place des formations il y a d'autres universités qui le font des formations en herboristerie am na fi mën na nekk yooyu yëpp ci la seeni gëstu dina dem ci léeg-léeg fruits yi yenn garab yi sax njariñ yi nga xam ne ni moo ciy nekk bu weesoo xob yeeg reen yeeg yooyu waaw foofu nag temps yi sax ci yooyu laa gën a liggéey sax yu ñuy lekk ah bon yaakaar naa sekkeen yeeg jaween yi dégguñu ma yooyu ñu mën a jox yan pare yooyu ñu mën a jokkil nii rek yooyu moom liggéey nañ ci lu bari bari ak yoo xam ne ñuy lekk la te mu am njariñ aussi ak suñu équipe ESP laboratoire d'analyse et d'essai parce que ñoom aussi dañuy collaborer ak ñoom ñun ñooy dugg ci àll bi bu ma gisee doom bu ñuy lekk ma witti ci indi wala ñu ànd witti doom yi ñëw ñoom ñu analyser les valeurs nutritionnelles yëpp yooyu moom def nañ ci lu bari nandoog bi di plante médicinale liggéey nañ ci boo demee internet di nga gis publication yi gang liggéey nañ ci dañuy lekk doom yu ndaw yi dimb yàpp saalum dugóor solom yu ci bari ay xob yu ñuy lekk ay xobu caxat mais ma laaju xale boo xam ne nii tontu ko man daf ma mës a jafe c'est-à-dire naka la ñuy décider garab gu ñuy lekk ak bu ñu dul lekk bu ñu lekk ak bu ñu dul lekk c'est-à-dire ñoo ci garab am ci kumpa nga gis mu am ay doom xamoo ndax lu ñuy lekk la am lu ñu dul lekk mënuma la wax nuñ ko décider lu ma la mën a wax mooy su benn pas lu ma mës a wax ci biir côté Wassadou ci Kédougou fekk ñu doon enquête ci xob yi ñuy lekk xobu garabu cosaan yi ay caxat ak yooyu nebedaay sump yooyu ñuy lekk kii di ko defaree kii ñu ne ko mais lu tax ñu ko mu ne xiif bu amee ci dëkk mag bu jógee dem ci àll ba lu mu gis golowit lekk xob bi mu lekk ko wexul nit mën na ko lekk doom bu mu gis ci di ko lekk wala golo yi di ko lekk xanaa weexaay bi kii la mais boo ko jëlee mën la def dara du am lor waaw waaye lu tax ñu koy lekk parce que ñu bari boo leen laaj dañ lay wax ci suñu cosaan la kooku dem ak mos na ma ko wax Alioune Dior Fall ñu ngi waaj a jeexal solo waxtaan bi moo nekkoon li ko sabab sax mooy gàncax bi nga xam ne ni wax nañ ni feeñ na Madagascar wala boog feeñeewu fa sax waaye ñoom gëstu nañ ci ba gis ni am na pexe pour faj Covid 19 bi. président de la République waxtaan ci visioconférence ak président bu Madagascar ba ne ko moom commandé na ci wàllam sax mu jot ko pour ñu dugal ko ci circuit bi xëy na junj nga sànq ni scientifique yi waxaguñ ci c'est vrai déggaguñu waa service des maladies infectieuses ak comité bi nga xam ne moo ciy toppatoo mais bon bu président commandé sañ nañ ko njorta lool lii moom bokk ci waaw fi naa ni ñu baal ma naka la ñuy def vraiment en définitive bu weesoo moyens yi réglementation bi ñu war a parachever pour que moderne bi ak traditionnel bi ñu mën a ànd ñu développer ko ñu gën a valoriser li nga xam ne mooy garab yi aussi c'est-à-dire di ko gën a saxal parce que est-ce que projet bi gën a saxal la gën ko entretenir pour di ko gën a mën a reproduire di ko gën a multiplier
waaw nga baal ma wax tuuti si mbokk mi li mu junj sànq si wala ay formation herboriste ak yooyu ñoo xam ne loolu am na suñu laboratoire am nañ kii boobu am nañ benn licence herboristerie am nañu master phytothérapie et cosmétologie donc li inquiétude yooyu ça existe au niveau de la faculté de médecine xam naa bu delloo ci wàllu gàncax gi comme ni ko mbokk mi waxee par exemple ñun suñu laboratoire amoon na bi may doog a ñëw la loolu ma fekkoon fa suñu maître professeur Emmanuel Bassène suñu maître Modou Lo Bassène jaar na fi fan yee wax dëgg fi yàlla indaale fi ay xàncam ak i puudaram ak yëpp waaw bëggoon na fay def démonstration sax ci may profité di leen nuyu ku ñu ràññee la ci yëf yi moo ko ñoom Gawsu Samb ñu ñëpp vraiment ñu ràññee la effectivement ma profité di leen nuyu mais am na ay enquêtes yu ñu defoon ci yenn village yi pour jéem a recenser dañuy dem ci par exemple dañu dem Kër Guri ci Saloum la nekk mais yéen seen fi ngeen nekk nii est-ce que gis ngeen fi garab yoo xamante ne saxoon na fi te léegi amatu fi waaw ñu wax ñu ko ñu bind dem ci beneen village noonu de suite def nañ ko ci 4 villages léegi après dañu créé benn projet boo xam ne UCN moo ko financé woon mais doon dem wuti ji graines yi dañu dem wuti ji ko mooy li mbokk mi wax loolu dafa demander ay moyens non seulement pour les enquêtes mais également pour dem wuti ji graines yi parce que fu sore ngay dem pour wuti ji leen en quantité suffisante ba pare ñëw jëmbat ko suñu laboratoire def ko ay pépinière yóbbu ko ci village yooyu defar lu ñuy wax ay carré botanique donc garab yi nga xamante amutu foon am na fa léegi après nag suivi bi mooy des après population ndax nañ approprier projet bi ou pas parce que ñun dañ leen woon juste ni c'est possible garab yi ngeen xam ne nekkatu fa woon indil nañ leen ko mais léegi ak population ñoo war a approprier ba te sorte que garab yooyu seen meññeent ñoom ñu mun ko jël di ko fructifier ba mu gën a bare ci fi ñu nekk def naa loolu moo doon question bi. waaw mais ci ñuy nuyoo waale prof Bachirou Gueye Parker Hann ku ne xarañe ne ko aussi ci botaniste yi parce que gëstu nañu ci botaniste yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekk ñiy aar gàncax gi. di ci def ay recherche pour que mu mën a am njëriñ. si garab lan moo ci ëpp njëriñ est-ce que gëstu nañu ba xam ndax ci reen yi la ci feuilles yi la. ci xànc yi la wala ci xooj ko ba am ci jus ndox mi pour ñu naan ko. loolu moom amul benn partie yu garab boo xamante ne mu ne mu ëpp solo ci garab pour faj yenn saa dañuy dem si garab datt bi mooy faj yenn saa ngi dem ci garab ren bi mooy faj yenn saa ngi dem ci garab xob bi mooy faj ainsi de suite donc ça dépend ci garab yi ci boo jëlee benn garab. maanaam nga jël senjañ par exemple. mooy garab yi ma gën a xam parce que ci laa gën a gëstu boo xoolee xob yi xool reen yi du même kii du même ferñeent yi nga ciy gis. ferñeent yi dañ leen di regrouper nag ci ay famille mun nga retrouver benn famille bi ci xob bi retrouver benn bi ci reen bi. wante mun na bañ a nekk benn ferñeent bi te pourtant ci même garab bi la. man moom bi pare ci benn garab noonu lay garab yi tam diggante ay garab ak garab. donc liy faj mun a nekk xob mun a nekk xànc mun a nekk leneen leneen essentiel na mun na jóge ci garab même li sax mbokku séeréer di jëfandikoo te mu wax ko léegi mooy fruit c'est la même chose fruit am na fruit itam yoo xam te ñuy faj moo tax ñaan ci ñu indi terme alicament day nekk médicament day nekk également aliment bëri na garab yoo xam ne yu bëri buy bi mu wax ni kii la médicament la buy. médicament la malgré richesse ak calcium ak yooyu yëpp buy ak a gaaw si biir buy daw. day faj. noonu la neexee tam pour naan ko jus. bisaab bi ñuy naan nii garab la wante tamit kii la aliment la. parce que dañ ciy defar jus di ko naan te jus bi day faj. am na ay mbokk yu. mais xeetu transformation yi ñu ciy def boo jëlee ñaar yi nga tudd buy bi ak bisaab bi. est-ce que dinañ am propriété yu. faj boobu ci ñun ni ñu ko xamee ci jus yi ñu koy def suukar ko ba mu saf sàpp baxal ko ba mu sebbi est-ce que dinañ am propriété yi ba léegi. waaw loolu nag mooy question bi par exemple man buy su ma koy naan wala ay bisaab duma ko suukar. parce que man suukar déjà waxuma ci lu bari sama waa kër xam nañ loolu jus yu bari su ma koy naan dama koy naan sans sucre beneen bi ci tegu mooy kenn war ko topp di ko baxal ba muy yàgg comme ni ñu comme loolu day rey lu bari loo xam day faj ci biir donc li gën a am solo mooy boo ko munee nga tàngal ndox ba mu tàng jël par exemple bisaab bi teg jël ndox bu tàng bi sotti su ub
bàyyi ba mu yebbi nga jël nga naan noonu dina préserver intégrité produit principatif yi mais boo ko jëlee nga koy baxal boobu nga koy baxal day rey li nga xam ne noonu dafa nekk ci biir day kër yi faj mun na ci rey lu bare même bu reylu lépp. wax nañu recherche ñaar yëpp ngeen wax ni moyens doyul mais sooy xoolee bu ci wàllu pharmacie moderne am na ñu bëgg a samp industrie pharmaceutique. mais li nga xam ne mooy matière première yi ñëpp d'accord nañ ni àdduna bi yëpp seen supermarché Inde la woon ak Chine. ci médicaments yi. chloroquine bi sax gis ngeen ko matière première bi ci chloroquine bëgg naa ñu taxaw ci tuuti. parce que fii Sénégal dañoo mës a gëm ni chloroquine ci niim la jóge xëy na niim gi moo jotewul dara. jotewuñu dara. chloroquine ak suñu garabu niim yi. jotewuñu dara mais léegi ci wàllu recherche boobu. nga xam ne matière première yi. jëli ko lu diis la est-ce que gënul yomb ñu investir ci recherche bi plutôt que di jëndi ay matières premières. mais fii am na fi ay chimistes Sénégal loolu ñàkk fi faculté de science boo demee fii ay chimistes ñu nga fa boo ñëwee pharmacie ay chimistes ñu nga fa donc ci wàllu synthèse am na lu bëri yoo xam bu ñu defoon fii les moyens nit ñi mën nañ ko synthétiser fii. waaw mais ngeen bokk faculté surtout yow nga bokk faculté de médecine par exemple lan moo tax ci wàllu recherche bi xawuñu koo fulaal ci autorité université bi la politique yi la lan la fan la exactement. non xam nga problème bëgguma laa jaxase ak sa kilifa yi nag mais xëy na mën nga diagnostiquer fan la. non man moom bul sonn man lu ma bëgg wax dama koy wax. amul lu ma ciy ragal bon moyens yi déjà université amul ay moyens boppam état moo ko jox moyen bu ko état bi joxul moyen mënu ko investir donc ci état bi la ñuy tàmbale état moo war a mettre à la disposition de l'université les moyens nécessaires pour que ñu équiper les laboratoires mën a def convenablement cette recherche loolu tant que amul du ñu dem. dañuy sooxantu nii rek di jéem a góorgóorlu mais li nga xam moom la ñu bëgg a def ñun ci wàllu recherche duñ ko mën a def te yenn saa loolu nag day jeexal xol day tax ñu bare amoon na fi de ñu bare jóge woon nañu fii génn Sénégal dem feneen di fa liggéey ji ci boo doon noonu ñuy wax cadre fuite des cerveaux mais li ko gën a sabab loolu la da ngay bëgg def dara te doo am moyen pour def loolu parce que moyens yooyu mettre ñu ko à ta disposition donc moyen ci état bi lay jóge état bi jox ko université yi dugal ko ci biir laboratoire yi. noonu lay mën a demee mais également il faut que également ñu xool nu ñuy collaborer avec le privé. privé parce que bëri na loo xam ne privé mi ngi koy def doxul à 100% parce que amul gëstu boo xam ne moo ko lal. projet industrie pharmaceutique fii bu ñu ko taxawalee. war nañ ci mën a boole war nañ ko mën a gëstoo ci pharmacopée ci pharmacopée bi. mais bien sûr mais am na fii lu ñuy wax ci niveau ministère de la santé et de l'action sociale. benn comité boo xam ne mooy saytu lépp lu wàllu dellu si wàllu médicament traditionnel amélioré. donc bu ñu jàppalee gëstu bi ci wàllu garab yi. mun nañu déposer ci comité boobu ay kii yoo xam dañ koy jaay après ci suñuy pharmacie comme ni ñu koy defee si réew yi ñu wër. boo demee Mali loolu mu nga fa boo demee Burkina Faso ñu koy def pourquoi pas ñun. Mathieu fi ma bëgg rek ñu jeexalee. est-ce que botanistes yeeg yooyu am na assez de relève xale yoo xam ne ñu ngi intéressé wu ci gàncax ci garab mu bañ a doon comme ni ñu koy waxee sànq ñu nekk ci kaw gi rek mu doon ñoo xam ne nii dañuy dugg ci circuit scientifique bi. pour vraiment gëstu ci. des ci saxal li nga xam ne nii moom moo fi nekk parce que ay référence ngeen mais ñi la jiitu ñi ñu tudd sànq ñoom professeur Bassène war nañoo fexe ba li ñu liggéey te mu ngi def lu mu mën nag pour législation bi aboutir retraité na waaye nag moom loolu mu ngi def lu mu mën yàlla na ko fekkee waaw ñu koy ñaanal bu baax parce que kàngam la vraiment ci pharmacognosie ak recherche médicale bi plante médicinale yi est-ce que am na assez de relève quand même pour botanique ñu mën a multiplier sax jardin yi fu nekk. encore une fois dire un grand merci jaajëfal professeur Bassène def na ci ay jéego yu bari te ba léegi mu ngi ciy liggéey yal na yàlla def projet bi mu eggale ko jàmm. pour relève bi nga wax am na relève bi am na ñoo xam ne gàncax bi intéressé na leen ñu ngi ciy def ñi ay seen master ñii seeni thèse à la faculté des sciences am na à l'école doctorale Sèvres il y a une partie qui travaille uniquement sur la biodiversité donc la botanique taxonomie systématique valorisation de la biodiversité yooyu yëpp am na fa. mënoo leen a gëstu yéen ñaar ñii ñëpp ci benn feebar boo xam ne jaaxal na américains yi comme ça ñu fexe président Donald Trump woo leen ne leen gis naa seen solution
comme ça mu yëkkati affaire yi mu dem amul benn boo xam ne mu ngi ci gëstu artémisia bi comme rëcc nañu. yu bari ngi fi yuñ ci mën a xool mais bëgguñu trompe wooñu na ñëw fekk suñu. waaw mu ñëw ne seen solution bëgg naa ko moom laa bëgg. waaw ñu doog a réew bi doog a xool nag nu muy def ak moom bu booba. jërëjëf Mathieu Guèye chef département botanique vraiment di maa ngi lay gërëm vraiment ci sa teewaay. di wax ni xatoon na trop nag pour moom mën naa ko seede mu may ñu ko toog ak ñun aussi parce que am na yitte yu koy xaar mu may ñu ko ma lay gërëm vraiment Mathieu Guèye di la ñaanal it nga dem ak jàmm fa ci yoon boobu nga nekk. Alioune Dior Fall pharmacognosie université Cheikh Anta Diop maa ngi lay gërëm yow tamit seen njeng bi dinañ ko gëstuwaat xam naa ne sa plante préférée la li nga ci bind dinañ ko gëstu bu baax seen njeng c'est vrai yàgg nañ ko dégg mais dem ba gëstu ko def ci thèse aussi je pense que c'est des choses à valoriser li nga xam ne nii moom la ñu fi am bu ñu jógee ci lii ci feebar bi comme yeneen secteur ni ñu ko defee fii gëm naa ne bu ñu gëstoo suñu médecine traditionnelle ak li nga xam ne moom la fi maam bàyyi woon wax dëgg fa yàlla xëy na am na feebar yu bari yoo xam ne mën na fee jeex artémisia bi ci li ma jàpp ci seen wax bokk na ci ni ñu xeexee sibiru ci réew mi ba presque mu jeex fi bokk wala mu wàññi def fi ay lor ci ni mu ko daan defee ci bu njëkk loolu mooy dëgg maa ngi leen di gërëm bu baax jërëjëf ñu jàpp ni ëllëg dinañ fi dellu siwaat incha allah beneen jotaay suñu heure koor gi kon jàpp nañ ko 16h30 parce que gënoon nañ ko wàccee mais 16h30 la ñu leen di gërëm di leen sant ci kanam programme télévision Futurs Médias soir d'info non amul ci koor astafurlah du ma ci sori weeru koor geeg heure ndog bi moom am na ñoo xam ne waaw am na yeneen ñu leen gënal ñu leen di gërëm di leen sant di leen jox daje ëllëg incha allah 16h30 sur télévision Futurs Médias